dal leen ak jàmm daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëyaat di nu nettali la xewoon démb ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale si du quotidien delloo si ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre l'assemblée nationale valide Macky maanaam pencum ndaw réew ma joxaan nan carte blanche njiitu réew mi di président Macky Sall le quotidien assemblée nationale kay delloo si waat na ndombal tànku ilimaani jëwriñ yi léegi nag ci président Macky Sall la des ngir mu tabb ka ko sopp ñu desaat ci assemblée nationale dellu si ci journal bés bi le jour yéenekaay bi ne pencum ndaw réew ma nee na waaw nan delloo si poste premier ministre journal E-Media bi yokku ca ne bile vote li ci doy waar te ñu gis ko ci te bariwul luñ ko ciy gis moo di muy opposition bi di majorité bi ñoo bokk fu nu jëm wala sax ñi ca ëpp nee nan waaw ndax nag ñi ëpp ci ñoom li nu xamle moo di mësuñoo ànd ci ñu fiy jële ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre ba koy delloo si waat leneen lu ci journal bi wax moo di poste boobee di premier ministre xam nañu ki ko président Macky Sall nar a def te nag du kenn ku dul ki nekk ci boppam bopp journal Vox Populi itam la xewoon démb ca pencum ndawi réew ma moo ca nekk waaye nag yéenekaay bi nee na mbir mi yàggoon na te bëri woon na werante député yi voté nan ko waaye nag laataa loolee gaa yi fare ci kujje gi xaw nanoo rey président Macky Sall journal L'Info ne dëgg la gaa yi fare woon ci kujje gi naam ne am na ci ñoom ñu ko wote laataa ñu koy def xaw nanoo rey njiitu réew mi di président Macky Sall di ko sànni xeer Déthié Fall ci biir L'Info yéenekaay ne président Macky Sall li mu def dëgg-dëgg moo di lajj di akale ak ñàkk mën ndax nag Déthié Fall nee na ministre de la justice nëga ni daaw moo fi taxawoon di naan poste premier ministre dañ ko fi jëlee ndax nag gisatul solo si fanweeri weer gannaaw bi mënul taxawaat ci seen kanam di leen wax naan poste premier ministre dañ koy delloo si ndax nag dafa am solo Déthié Fall ne dëgg-dëgg nag ku waxul ni président Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo tële te lajj waxoo li am Déthié Fall yokku ci di xamal ministre de la justice maître Malick Sall di naan ko dama lay yóbbante ci sa njiit di président Macky Sall boo demee xamal ko ni république bi moo ko gën a fort kon nag na bàyyi di ko foowe Déthié Fall ne waaye nag loolu bettu ko ndax nag gis-gisu njiitu réew mi di président Macky Sall ci boppam moo soriwul ki ko jege lool moom président Macky Sall di ministre de la justice moo nekk ci xët wu njëkku Les Échos journal bi ne maître Malick Sall moom it ci bin koy voteel ab budget coow bari woon na fa député Ndeye Fatou Ndiaye ne Sénégal daal jaaxal na ko ndax nag ñi ni woon coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr nekkul kaa tey ñoo jël coowul mi Sénégal def ko kaa dem sax ba koy solal mbubbum avocat député Cheikh Seck ne dëgg la li mu gis ci Sénégal daal ëlëm na ko te nag Adji Sarr dañ koo xoqatal ba noppi violé ko te ba fii ki nu wax ni moo ko def moo ngi wéy di doxi soxlaam le mandat ne bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg maître Malick Sall di ministre bi yore wàllum yoon dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak mbirum trafic passeport diplomatique yi ci boppam la bëggu te yëy yàbbi te nag journal bi nee na ñaari mbir yooyee mbir la yoo xam fii ba fii dara leeragu ca li leer te wóor moo di démb Bougane Gueye Dany gendarmerie tegoon na ko loxo laataa ñu koy bàyyi source aané njiitul gëm sa bopp kay préfet bu Sédhiou la ca joxoñ baaraamu tuuma waaye nag yéenekaay bi nee na tu moom sous préfet bu Diendé la ndax nag moo digle gendarme yi ñu teg ko loxo yi FMI ak Sénégal ca kaw Le Soleil yéenekaay ni njiitu réew mi di président Macky Sall nee na jëflante bi dox ci diggante Sénégal ak FMI tanewul lépp a ngi dox lépp a ngi jaar yoon ba tax président Macky Sall gis ni jëflante boobee dafa gën laas yéenekaay ne moom président Macky Sall sax ay ngëneel rekk moo koy xaar ca Union africaine kiy jiite coalition Yewwi Askan Wi nekkit coordonnateur bi moo nekk ci xët wu njëkk journal L'Observateur journal Futurs Médias bi ne diggante Khalifa Babacar Sall ak président Macky Sall ba ci déclaration yi mu mujjee def boo moytuwul dina andi xel ñaar ci biir Yewwi Askan Wi te nag politique ñi ko xam dëgg dañu ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ne yéen a bokk langue gi enquête yéen kaay ne langue politique gi jamono ji lu fi dugalaat dëgg-dëgg Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade fa lan toll te nag yéen kaay bi nee na ca loolee président Macky Sall moo ngi ciy liggéey bu rafet la Pape Doro Gaye def ci étudiant UVS yi doon amal grève bu xiifal Direct News ne Pape Doro Gaye nekk ambassadeur de la paix ci université yi fexe na ba étudiant UVS yi doon amal grève de la faim daal di koy dakkal gannaaw waxtaan yu yaatu yu mu séq ak ñoom ñun ñu dem ci journal Libération xooli la fa nekk yéenekaay bi ne ca LONASE caissière principale bu Grand Dakar moo nekk ci bopp njublang ak leexoor gu doy waar Libération yéenekaay yokku ca ne Ndeye Dieynaba Diallo ci diggante 2018 jàpp 2021 jël na lu toll ci $1 milliard ak lu topp boo jëlee nag caissier yi muy bëggalim di Abdoulaye Dioum Awolo Marie Seck ak Soxna Maymuna Sow ñoom dañoo séddoo lu toll ci téeméeri million ci xaalisu CFA comptable bii di Babacar Ndiaye moom bi mu yëgee ni tudd nañ ko ci leexoor ak njublangu ni mel ci la tàmbalee goygoylu ba ni dafa ameep malaise gannaaw ba mu ni nan ko may ay fan ngir mu noppalu ca mujjantal ga mu jël njool mi musique animation wala cinéma léeg-léeg mu jaral laa jël njool mi L'Observateur yéenekaay moo ko xamle journal Rue 15 angle corniche bi ne yii ñu leen limal mbir la yoo xam ne jàmm ngi ci waaye leneen a ngi ci te nag ku ci mel ni Wally Ballago Seck Alioune Mbaye Nder Halima Gadji ba ci Didier Boubs liñ ci jot a dund rek firnde la ci moo xam mbëggeel la wala naqar ba ci sax ay menace de mort li menacé woon na lamb ji amoon juróomi fan ci weeru décembre bi nu weesu CNG jël na ci dogal sunu lamb yéenekaay moo ko wax journal bi ne combat bi doxoon ci diggante Papa Sow ak Siteu CNG nee na mbër mii di Siteu ci ab rallikam dinañ ci dog lu toll ci téeméeri junni ci xaalisu CFA ki koy
tëggal te nu jàpp ni moo dóor sabar gi Papa Sow moom CNG daan na ko fukki at ak juróom yoo xam ne du teg tànkam ca làmb ja Gora Sock ak Franc ñoom dañ leen a suspendre sunu làmb yéene kaay yokku ca ne combat Siteu ak Papa Sow sax jàppaan nan ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier Max Mbargane ci biir journal bi mel ni ko naan leen bum jëm kaw ndax ñoom waa Lansar contrat bi doxoon ci seen digganteeg promoteur bi la di Pape Abdou Fall jeex na. Samona Marseille dem Grand Yoff ci biir xibaar yi dina gën a yaatu ci wàllu wu nu mel ñi di rek député yi daal dinañuy adopté projet de révision constitutionnelle bi nga xam ne moo war a indiwaat jëriñ gu njëkk gi ci gouvernement bu Sénégal waaye bu nu sukkandikoo ci enseignant chercheur bi en sciences politiques di Jean-Charles Biagui mu ni loolee amul lenn rek loo xam ne dina ko indi comme coppite ci régime bi nga xam ne kii njiite mooy buumi di jëli dogal bu nu noppee waxtaanee regroupement des vrais artisans bu automobile ca Pikine ñoom danoo mer ñu bëgg rek 4 hectares terre yi foofee ca technopole ba ñu jox leen ko lu nu mel mën leen a rek may ñu mën a xeex lu jëm ci wàllu lakk gi ñuy nemmeeku ci diwaanu googee bu nu noppee dinañu dem yër as lëf biti réew laata ñu yër tàggat yaram lu nu mel mooy ndar képp xibaar yi ci digg bëccëg gi jàngeen jëf su ngeen teewloo ñu daal di koy yaatal. ni ma ko waxee woon ci bopp xibaar yi Soxna Fall moo nekk ci kàddu gi ca Grand Yoff am na benn xale lu góor bu nu fa daal di jàmm mu daal di faatu loolee nag mi ngi xewee ci wetu CM bu Grand Yoff ñu ni ki nga xam ni moom la ñu faat ab gardien la woon ñu daal di ciy teewlu témoignage bi nga xam ne Jacques Gomis moo ko daal di def. métti na parce que mënuñu dund ci rey rek quoi Grand Yoff la ñun ñuy dëkk Grand Yoff ñun ñoo xam lan mooy Grand Yoff xaw ma lu ma wax quoi métti na lool ku jugee caay jaay ñëw Grand Yoff pour liggéey ñu rey ko parce que pour raison yu ñu xamul balaa ñuy def dara ne ñu jàppale waajuram yi bu ñu jëlee koor bi yóbbu ko ñu dem rob ko fële caay jaay loolu su weesoo ñu doog a wax lan moo xew Grand Yoff parce que ñu ngi période campagne ku la neex da ngay wax lu la neex mais Grand Yoff priorité bi mooy lii paa bi agent de sécurité la moom dafa ñëw pour surveiller léegi ñu rey ko pour dara franchement man metti na ma quoi. aywa ñu waxtaanee leneen ci biir xibaar yi juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo daal di nangu ñaar ñi bañ juróom-ñett yi daal di téye seeni loxo député yi daal di nañuy adopté lu jëm ci projet de loi bi war a rek réviser constitution bi indiwaat premier ministre fii ci Sénégal. séance bi nag naka démb guddee na torop ci kanamu garde des Sceaux ki nu ko dénk ministre de la justice bi nga xam ne moo doon défendre lii di ay texam ci kanamu député yi mu gis ni rek révision constitution bi mbébét bi mooy fexe ba jël en compte li nga xam ne moo jëm ci wàllu impératif de relance yi jëm ci wàllu économie nationale gën a rek ñoŋal lu jëm tam ci coordination mise en œuvre politique publique yi moom maître Malick Sall moo ko dénk nanga ko bakkayu ko dañu génnoon ci élection 2019 président ne effectivement lu mu constaté ci élection bi demande sociale bi dafa fortoon donc mu ne kon pendant cette période là dina dindi premier pour que moom mu mën a liggéey directement avec chaque ministre pour mu bañ a am ay retard te dëgg-dëgg ku gëm yàlla gis na ne effectivement que pendant cette période là lu mu bëggoon def na ko lu mu waroon def na ko daf ko def ba pare président ne léegi lu mu bëggoon def na ko donc mun na jël tuuti recul nommé benn nit mu ñëw bu ñu nooyee premier ministre pour mu nekk coordonnateur action gouvernementale loolu kese la. aywa bu nu sukkandikoo ba tey ci wàllu woowu ci ñi nga xam ne voté nañu ngir ñu indiwaat poste premier ministre bi Théodore Monteil moom nekk membre ci majorité parlementaire bi. muy wax ni lu jëm ci wàllu révision constitution boobee suppléant au président de la république la ci attitude ngir dissoudre lu jëm assemblée nationale mu gis ni lu nu mel mën na nekk loo xam ni njeexital ba xëy na du ñu xam fan lay daal di mujjee ay kàddoom a ngi nii ba tey ak nanga ko bakka yo ko loi bi boo ko jàngatee dafa am ay affaires yoo xam ne leeru ci boo jàngatee article 40 ak article 43 ci constitution 2016 bi ñu changé woon en 2019 dañ doon wax ne que ci article 40 bu fekkee ne président de la république dafa am ku ko suppléer te maanaam bu fekkee dafa am empêchement ñu suppléer ko ki koy suppléer warul mun a dissoudre assemblée nationale loolu article 87 dañ ko doon tere mu laal ko ñu pointé woon ko bu baax ci constitution 2016 projet de loi bi ñu indil nag
article 40 bi pointé wul article 87 bu ko pointé wul day mel ni que bu amee suppléance kii suppléer président de la république war na mun a appliquer article 87 mooy lan dissolution assemblée nationale ma yaakaar ne loolu lu dangereux la mënuñ wax nit que intérimaire la ba pare ñu koy permettre muy jël ay actes yu aussi grave que la dissolution de l'assemblée nationale looloo tax ma introduire woon ñaari amendement yooyu. ci leen ñi desandi di kàttuk poste premier ministre mi ngi tey ba tey di continuer di alimenter débat yi maanaam moom la ñuy waxtaanee bu nu sukkandikoo ci xalaatu chercheur enseignant bi ci science politique Jean-Charles Biagui moom jàpp na ni lu ni mel amul genn coppite goo xam ne mën na ko indi ci régime bi nga xam ni pouvoir yëpp dafa nekk ci loxo yi ki jiite réew mi Jean-Charles Biagui moom ak Younoussa Baldé dañoo waxtaan. léegi nag am na beneen réalité boo xam ne observateurs yi war nañ ko kii bu baax dañ nekk ci système boo xam ne les sans pouvoir yëpp mu mën a yëpp mooy lépp mu ngi ci loxo président de la république boo xoolee suñu système politique suñu régime politique da ngay gis ni te dafa niroo ak lu tubaab bi doon def nañu wax ne dëgg régime bi na am premier ministre amul premier ministre kuy folli kuy fal kuy defar kuy yàq président de la république bi la premier ministre bi moom mooy le premier des ministres ñun dañ nekk ci système boo xam ne premier ministre dina nekk fii ci inauguré di def lépp ñu koy def loo muy def mais amul benn pouvoir nañu waxante dëgg léegi avec ou sans mooy premier ministre nañu waxante dëgg suñu régime politique ak suñu système politique d'un point de vue global du changé. gannaaw avalu assemblée nationale ñuy xaarandi njiitu réew mi président Macky Sall daal di promulguer loi bi nga xam ne moo porté révision constitution bi ngir ñu mën a rek nommer nit kuy jiite gouvernement bu Sénégal. Zik FM. Regroupement des vrais artisans de l'automobile bu Pikine ñoom ña nga yuuxu wàllu di wane seenu naqar artisans yi nag li ñuy réclamer mooy 4 hectares foofii ci technopole bi ngir mën fa aménager seen ay garage moderne loolee ngir gën a mën a xeex lu jëm ci lakk gi ni nemmeeku ndax ci semaine bi lu ëpp rek fanweeri oto lakk gi yóbbu na leen naka démb nag jot nañu ndimbalu jàppalem COPAS kii di Mamadou Bakayoko nekk membre regroupement des vrais artisans de l'automobile Pikine moom ak Younoussa Baldé. lii moom moo fi des ci Pikine te li ko indi njàqare bii ñu toll nii tey ba ñu sunu naataangoo COPAS yi déplacé wu ci 14 régions yi ak 45 départements yi yëpp ñoom tey ñëw nañu fii COPAS ñëw na fii ak 14 régions yi ak 45 départements pour ñëw yokkuñu doole li waral loolu mooy du dara lu dul seetaan gu ëpp gu ñu état bi seetaan parce que tey àll bi mel nii bu fi nekkee mënuñoo nangu nag ñu toog ba ñu ñëw am beneen promoteur bu ñëw fii jël fii def ko leneen fekk ñu toog fi te ñu njëkk cee bind ku nekk nag kon nag tey li ñuy soxla moom mooy président Macky Sall ci boppam mu décaler 4 hectares yi fii jox ñu ko ak suñuy partenaire ñu liggéey ko pour que ouvrier yi mën fee toog liggéey seen liggéey bu ñu fi gisee kenn ku fi teg xeer nañ ko jëflante ak yow. kaddu gaa ngi noonu ñu waxtaanee ci biir xibaar yi leneen comité départemental bi ëmb soxna yi nga xam ne dañoo amee laago ci Pikine ñoom nag ñoo jukk takku néew say ngir xeex lu jëm ci cancer du col de l'utérus et du sein bu nu sukkandikoo ci responsable yi xeex boobee ñi ngi koy rek tàmbali ci connaissance su signe ngir mën a am prévention bu gën a mucc ayib comité départemental des femmes handicapées bu Pikine kon daal di dajale ay membre am ci benn panel boo xam ne gynécologue obstétricien bi juriste nekk tam chirurgien cancérologue docteur Cheikh Ahmadou Tidiane Diarra mu jàpp ni sensibilisation bi lu am solo la ngir mën a xeex lu jëm ci wàllu cancer du sein ñu fekki fa Younoussa Baldé mu nettali ñu ko. ñu bëri nekk ay jigéen ñu am laago lu tax a jóg ndaje mi mooy yee leen ci lépp lu nekk feebar cancer moo xam cancer du col wala cancer du sein. ñu wane ne ñun jigéen lañu yaay lañ dañuy nekk ci biir néegu sëy te gis nañ ne cancer bi mu ngi ravagé mu ngi ci jigéen ñi donc ñun ñu ne nañu waxtaan ak suñu ay membre père dugal suñu loxo ñun aussi si xeex bi nga xam ne mooy xeex contre cancer du col ak du sein nga fàggandiku bala ngaa faju moo gën. mu nekk panel boo xam ne mu ngi bokk ci octobre d'inclusion bu ñuy amal jamono yi yemoo ko semaine nationale du handicap docteur Amadou Tidiane Diarra di ab gynécologue chirurgien cancérologue moo doon animé ndaje mi mu ñëwaat bu baax a baax ci importance sensibilisation bi. ñun suñu rôle mooy dem ci population bi xam leen ne que feebar la boo xam ne day wér soo teelee jug mën ngay wér à 100% jàll ci leneen ñu dem ba nit yi xam ne feebar bi nekkul feebar bi ñuy làkk nekkul feebar bi ñuy nëbb.
feebar cancer jombul benn doomu aadama ndaje mi tax na ba jigéen ñi xam naka la feebar bi di manifesté woo ak naka la ñu war a def bu ñu gisee signes yi. aywa Younoussa Baldé yow la ñuy desandi nga jox kàddu gi ki jiite comité départemental des femmes handicapées de Pikine mu daak soxna goo xam ne dafa saisir occasion panel boobee ngir plaider meilleure prise en charge jigéen ñi nga xam ne dañoo am jàngoroy cancer. Koumba Ndiaye bëgg tam ñu amal ay formation ci wàllu gynécologie bi ci langage des signes ngir gën a mën a yombal lu jëm ci communication bi ci soxna yi nga xam ne dañoo tëx ci wàllu wu ni mel moom Koumba Ndiaye lañ ciy teewlu. sàkku bi njëkk mooy ñi nga xamante ne ay jigéen ñu mënul wax lañ ay sourds-muets ñu tàggat gynéco yi ba nga xamante ne bu ñu ñëwee dinañ xam naka la ñuy communiquer ak ñoom mais aussi di wax autorités yi que ne doole yemul ñun ay femmes vulnérables lañ la majeure partie dañuy nekk ci tali bi di yalwaan seen loxo loolu bu la dalee il faut que tamit état bi jël ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne waxuma la sax ci femmes handicapées mais femmes rek dans le cadre général pour que ñu mën leen accompagner ci faju bi ak feggu bi parce que nit ki tamit mënoo feebar te doo faju bu fekkente ne dañ la ne yow sa carte égalité des chances bi da lay jël prise en charge totale nga ci am nga feebar te mënoo see fajoo aussi loolu day poser problème. li nga xam ne moo jëm ci soxna yi ñuy maye ñu nekk ay ndaw toll na ci 53% waaye itam ni ñuy xarafal 49% ci région bu Kolda loolu day wane ni rek kon lanu fa daan def ba tey bàyyi wunu ko moo waral ñu amal benn atelier ngir rek xeex lu nu mel jàmbat ko ci wàllu woowee daat cay boole ñi nga xam ne ci wàllu religion la ñuy xam-xam bi fa la ñu rek màccu ngir ñu mën a bàyyi cëru jigéen ñi dagg ci foofee ñi nga xam ne tam ñoo dëkk ca gox-goxaan yi ak ñi koy def ñoom ñëpp boole nañ leen ci ñu fekki foofee ca Kolda Pape Kadjili Badji. mayam teel xale jigéen ñu sëy waaye te xarafal leen doon na ay mbir yu fës lool fii ci diwaanu Fuladu li ni mel nag kuréel bi ngànk ay ndaw ñuy xeex jëf joojule ñoo ko daal di xamle fii ci diwaan bi Yacine Koli mooy seen i njiit. parce que tey jii ñu ngi ci Kolda ci 49% ci excision dañoo gisoon ne dafa amoon benn wàññeeku bu am solo mais ak Covid bi amatul activité kenn defatul dara amatul moyen gis nañ ne nit ñi population bi dañoo delluwaat ci pratique yooyu. mbir mi nag daal dina fës lool fii ci région bi moo tax réseau bi ni mel di dugal loxo kilifa aada ak kilifa diine yi ci xeex boobee loole nag jaarale ko ci ab argumentaire religieux bi tax askan wi daal di nangu bàyyi jëf ji ni mel. dafa am solo ñu waxtaan ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi parce que ñoom am nañu benn wàll bu am solo ci dëkk bi ci gox bi te buñ leen boolee ci suñu waxtaan dinañu mën a vraiment lu ñu saafaree problème bii nii te ci kaw loolu dafa am benn argumentaire boo xam ne kilifa diine yu bëri dañoo dajale woon bind ko kilifa diine yoo xam ne ñu ne lii mooy information bu dëgg lii mooy xam-xam bu dëgg lii la diine wax moo tax ñu woo tey kilifa diine. li leer te wóor mooy donte ñi ngi amal ay jéego ci xeex bi le terewut mbir maa ngi continuer di law fii ci diwaan bi jural ay gàllankoor ak i loraange xale jigéen yi ak njegemaar yi Pape Kadiali Badji Kolda Zik FM. xibaaru bitim réew. xibaaru bi ci réew ca Mali la ñu koy dooree foofee nag askan wi ñu bari wàccoon nañu dajaloo nag démb ci ngoon ca Bamako ngir rek jàppale autorités yi fa nekk yore transition bi manifestation bi mi ngi am ci autorités yi démarré ko tey jii ay assises nationales ngir mën a rek defaat ay refondation la ñu daal di wax naka dimanche nag chef d'état yu CEDEAO yi war nañu daje ci benn sommet ordinaire ngir mën a waxtaane lu jëm ci wàllu transition politique ngir indiwaat pouvoir bi ci civil yi foofee ca Mali ak ca Guinée ñaari dëkk yoo xam ne ci jamono ji ay militaires ñoo ko daal di jiite. UNICEF war a fêter lu toll ci 75 ans d'existence bi organisation onusienne bi daal di artu ci situation bi nga xam ne gone yi moom la ñuy dundee ci jamono ji ci àdduna bi yépp Covid-19 bi tam li jëm ci wàllu changement climatique bi ak montée violence yi ñu nemmeeku ci gox-goxaan yu bari loolee mën a rek indi lu daal di delloo ginnaaw droit yi jëm ci ñi gën a nekk ndaw ci dëkk yu bari. France war a rek ubbi lu jëm ci fukk ak juróomi at d'avance archive judiciaire guerre Algérie ba woon annonce bi naka démb ci suba la ko kii di Roselyne Bachelot daal di xamle bu nu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu culture ñu war a daal di xool en face lii di dëgg gi ñu mën a rek apaiser lu jëm ci wàllu relation yi daal di am ci diggante Paris ak Alger te ci jamono ji ñu ñuy xamal ni xëy na mu waroon a demewu ko bu baax noonu ñu waxtaanee leneen ci biir xibaar yi tàggat yaram lay doon ak ANPS mi nga xam ne ci jamono ji
maa ngay amal lu jëm ci wàllu panel ba nag lañu fay waxtaane bokk na ci fukk ak juróomi at yi nga xam ne Sénégal participé na ko ci Coupe d'Afrique des Nations lu ne mel nag journaliste bi di Babacar Khalifa Ndiaye directeur technique Mayacine Mar ñooy panélistes yi kii di professeur Abdoulaye Sakho moom mooy modérateur bi tàmbali nañu ko foofee ca maison de la presse bi 10 heures jotee ak léegi kon ñu ngay wéyal xew bi ñu waxtaane Ligue 1 bu Sénégal ak Ligue 2 ñetteelu bëccëg bi ci la ñu toll wàllu programmation AS Douane Dakar Sacré-Cœur Jambar Guédiawaye Casa Sport di dalal Jaraaf de Dakar tey jile lay doon bu 16h30 jotee ci stade Aliou Sitoé Diatta Tëngéej fekki Gorée ci stade bu Mbao Pikine di dalal Mbour Petite Côte ëllëg lay doon ba tey Cneps ak Ndiambour bu Louga Linguère ak Génération Foot ñoo ciy laale bu dee li jëm ci Ligue 2 bi tey jile jamono ak Sonacos Duc ak Demba Diop Oslo di fekki Amitié FC dimanche ëllëg Stade de Mbour dina dalal Ñaari Tali Wakaam moom ak Thiès FC di ci laale Walidaan ak Port Renaissance ak Kër Madior loolee mooy programme Ligue 1 ak Ligue 2 bu Sénégal ñetteelu bëccëg ci lañu tolloo waxtaanee info Coupe d'Afrique des Nations ñu ngi ci wàccaay gi ndax xam ngeen ni le 9 janvier lay door ba le 6 février ci noonee ñi nga xam ne ñoo ca war a dem ña ngay waajal seen bopp bu baax Burkina Faso xamle nañu ne dinañ amal ñetti match ci xarito seen diggante ak RD Congo Mali ak Mauritanie ñoom la ñuy dajeel ci jamono jooju nag am na dëkk yu bari yu commencé génne ay liste présélection ngir waajal lu jëm ci Coupe d'Afrique boobee bokk na ci Gambie mi doogoy dem Coupe d'Afrique waaye itam Cameroun mi dalal Coupe d'Afrique des Nations bi ci jamono jooju moom ak Cameroun sax ña ngay amal seen assemblée générale élective ngir ñu tànn kan rek mooy jiite seen fédération li si gën a ràññeeku rek mooy Samuel Eto'o bokk na ca ñëy xëccoo tam dina am ca biti réew ci noonee championnat yi door na ci Espagne Espagnol ak Levante benn 18e minute la ñu daal di toll ci jamono ji foofee ca Premier League ba tam 0-0 ci diggante Man City ak Wolves 45e minute ci la ñu daal di jonganteegum Chelsea 15h ak Leeds dinañu daje Arsenal Southampton Liverpool bu Sadio Mané ak Aston Villa Norwich 17h30 mooy dalal Man United ci jamono jooju ca Serie A ba 17e journée ci la ñu toll dina am tam ay jongante loolee tam la ñu nemmeeku ci Bundesliga bi 15e journée ci la ñu toll ca France moom ñi ngi ci 18e journée bi Brest ak Montpellier 16h Rennes ak Stade Reims ak Saint-Étienne bu Hubert Mbeng loolu 20h kon lañu koy jongante laata rek ñu koy wéyal naka ëllëg ci diggante Real ak Atlético match choc lay doon waaye Barça Osasuna la war a rek laaleel loolee tam la ñu nemmeeku ci yeneen dëkk yi ngir ñu matal seen bëccëg aslëf la woon ci tàggat yaram moo ndar képp xibaaru digg bëccëg gi ci Zik FM di leen fàttali li gënoon fees ci xibaar yi bokk na ci fii lu ñu waxtaanee as xale bu góor gu nu faat Grand Yoff ci xibaar yi wax nañu ne kooke ab gardien la woon mi ngi amee ci wetu CM Grand Yoff waxtaanee nañ tam adoption bi nga xam ne député yi naka démb def nañ ko ngir indiwaat premier ministre fii ci réew bu Sénégal ci biir xibaar yi tam déglu ngeen regroupement des vrais artisans automobile bu Pikine nga xam ne danoo mer bëgg ñu jox leen 4 hectares ca technopole ba ngir mën a rek moytu jafe-jafe ci wàllu incendie bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku saa su nekk Younousa Baldé ak Safiatou Bandiaye ñoo togg xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen bàyyi nañ leen ak Alima Ndione ngeen wéy ci wàllu rek animation musicale